waxaat ci mbirum recapitalisation société africaine bu raffinage boobu xam ne jur na fi coow ay information nag mi ngi xamle ne Locafrique ak directeur général ba di Khadim Ba di actionnaire majoritaire bi société boobu dafa amee bor bu toll ci $20 ak juróom-ñeent ci ay milliards société boobu di SAR amit beneen bor bi nga xam ne daan na koy amel fournisseurs yi toll kon ci $20 ci ay milliards ci sunu koppar mu doon situation bi nga xam te ni gestion bu bon lay daal di gën a firndeel ci actionnaire boobee nga xam ne bëggut a gis réalité bi ca noonu itam ci la jëlee ab campagne de désinformation ngir bëgg a jaxaseek direction ba ak sénégalais yi lu jëm ci la fa xew waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ab xët wi ñu daal di xaatim tukkee ci mouvement défendre la république bi nga xam ne ñu ngi wax ne Samuel Sarr moo ko moom situation trésorerie bi ci exercice année passée bi nga xam ne moom la ñu génn di 2020 conseil d'administration ba dafa décidé woon ci fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre 2020 ñu daal di jëm ci restructuration financière joyanti wàllug koppar ga ca kër ga loolee itam moo tax ab mandat ñu daal di koy signé diggante SAR ak Africa Finance Corporation AFC ngir rek ñu mën a réaliser ay levée de fonds mën a wëyal investissement yi waaye itam refinancer lu jëm ci wàllug dette bi nga xam ne société bi amal na ko loolee kon la ñu daal di xamle ci note boobule waaye nag dafa mel ni lu jëm ci wàllug direction bi war nañu wuyu ci liñ leen di tuumaal muy ñaari téeméer ci ay milliards ci sunu koppar yi nga xam ne wax nañu ko dañu koo joxe ci ay marché gré à gré mu doon situation bi nga xam te ni faw ñu andi ci ak leeral ki xam le li ni mel moo di rek Omar Faye di sàkku ci président de la République mu wax ci ndax mbir mi scandale lay gën a wuyoo te askanu Sénégal ñoo fas yéene fay jafe-jafe yi ni mel ñu teewlu ko. Scandale bi am SAR mooy scandale du siècle nan ngeen mën a nangoo ñu jël un marché de 200 milliards la wax 200 milliards di ko attribué de gré à gré yëfu yaa ma neex te ba pare li gën a yéeme conseil d'administration bi yëgu ko c'est grave ça moo tax ñu ngi demander à ce que directrice bi di Mariam Ndoye mu apporter immédiatement des éclaircissements ak ce qui se passe mooy dañu demander à ce que ñu limoger ko ni mu gën a gaawee son départ parce que c'est grave ce qui se passe ñu ngi wax 350 milliards pare guñu si tey ñu dugg ci marché de gré à gré de 200 milliards. léegi nag ñëpp ñu ngi xool président ban réaction lay am par rapport à ce qui se passe parce que scandale mënul weesu lii. mel ne ay tuuma yu njëkk a tukkee Hadj Mansour ci SAR ci boppam ne yorin wala ŋàbbin mu bon ci actionnaire majoritaire bi moo yóbbee kër gi li ne mel ci geneen wet gi itam ñu ngi wax ne SAR ci boppam ak direction ba dafa joxe marché gré à gré toll ci ñaari téeméeri milliards loole la moo jar a leeral. ñaari wax rek direction bi nee na actionnaire majoritaire bi dafa endetté wu du toll ci 20 et quelques milliards. 29 milliards. 29 milliards la wax quoi. yi mu ameel kër gi. yi mu ameel kër gi. ak 70 milliards yi mu amal fournisseur. d'accord ñoom ñu wax loolu. marché bi ñu joxee gré à gré ñaata la 200 milliards. ku gën a yenu le maana yow mi ñuy tuumaan yi yow da ngaa sàcc benn béy man ma sàcc gétt parce que marché gré à gré dañ ko aaye. yoon daf ko aaye. jaaduwul nga joxe marché à gré bu 200 milliards ñu la koy tuumaal ñuy xaar yow. nga indi ay précisions ak ay réponses nga ne ki ma bokkal société bi te mu ëppale ma ci dafa gàddul kër gi bor bu toll ci 27 milliards fayeeku ko yow mi am doole joxe marché gré à gré 200 milliards am nga doole fayeeku 29 milliards donc ñoom mun nañu topp Xaadim Ba mu fay leen wax ji yenuwul maanaa li yenu maanaa mooy ñu ngi pàccoo kër gi ni ñu koy pàccoowee mooy xibaar bi génn démb te kenn weddiwu ko Cheikh Yérim Seck génn ko en tant que taskatu xibaar gëstu ci ñeneen jot ci ay xibaar ma def ciy gëstu nga def ciy gëstu recapitalisation wu SAR dafa laaj juróom-benn fukki milliards SAR ci boppam am na lu mu mën a garantie levée fonds bu ëpp boobu pour doxalaat ñu koy sàggane def tiraillement ni déet bu ñu ko bëggee récapituler dañ koy ubbiwaat ba nga xam ni mënut a ñàkk ñetti téeméer ak juróom fukki ci ay milliards ñun leen soxlawul loolu dafay méttiwaat ci kaw askan wi kon awal leen fi ci ni mu gën a yombe ci tiraillement boobu SAR mu ngi ciy perte. dégg nga ni ko Cheikh Yérim Seck waxee ci pertement bi SAR mu ngi continuer ay bor di ko gën a xoj waaw SAR bu amee bor lu ëpp juróom-ñaar fukki milliards ñu ni actionnaire majoritaire bi ameel na SAR 29 milliards mais nañ fexe SAR fayee ko moom ay borom ba noppi
bu boobaa dootul am problème wala ndax bor bi Khadim Ba ameel Sarr dañu koy boole waale ci bor bi Sarr amee muy 70 milliards yi wala déet loolu question la beneen bi ci des mooy xëccoo boobu bi mu amee yépp fi mu nekk nii ci recapitalisation bi ñu tuumaal Khadim Ba forcing minoritaire ni moo ci gën a néew doole waa dama ne ñu nekk ñépp ci biir Sarr amu ci kenn ko am 34% yi Khadim Ba am kenn mais kooku mooy moo nekk minoritaire est-ce que nit ñi ñu ngi dégg li may wax lu am solo yow ñii 8% la am kii 6% kii xëy na 5% kii am 34% opposé wu ci lëf ñu ngi koy yow da ngaa minorité yóbbu la ci yoon le 22 moo nekk délibéré bi mais entre temps nit ñaa ngi tiit ci ëllëg est-ce que carburant du ñàkk en tout cas am na réew mu ñu dendal moom carburant ba fay yegg Birahim constaté na ko am na benn moment boo xam ne xawoon na am ay tak-tak ba yeex a egg muy Gambie mais yooyu yëpp Mohamed Sénégal yi ñu ngi koy dégg di ko sàggane tiraillement bi am Sarr bu dakkul ci kanam tuuti daañu ko yëg Birame mi ngi noonu kon daan ko yëg te li ci gën a doy waar askan wi duñ ci mucc ndax yëg gi ñoom ñoo koy gën a yëg kon Mohamed Diop li ñu war a def actuellement mooy pour éviter et surtout nañu dakkal li ñu woowee ce jeu de yo-yo c'est ça kii bu sànnee que le sànni je vais mettre dos à dos les responsables de cette entreprise ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey muy Petrosen muy Locafrique muy ñeneen ñi nga xam ne laale nañu ko ci li ñu jëm ci wàllu SAR ba ci direction générale bi li am mooy tey l'état du Sénégal état central moo war a jël ce problème def ko muy problème am wàllug yoon am na ci parce que dem nañu ci yoon ba Mansour mu ngi koy fàttali le 22 ñu war a vider affaire bu SAR diggante Locafrique actionnaire bi ak yeneen i actionnaires yi mais li état du Sénégal war a def mooy na mu demee ne ni nañu war a leeral la poste finance yàq ci wàllu xaalis wala luubal ci wàllu koppar mais société africaine de raffinage état du Sénégal daf ci am part ci ay Petrosen ak yeneen i filiales yoo xam ne mu ngi ci biir te état du Sénégal moom ko mais nañu ko leeral pour justement éviter conséquences yoo xam ne bu ñu xësee ba wàcc ci askan wi ñoo koy yëg lan mooy conséquences yi mooy ñu ne la énergie bi muy lu jëm ci lu koy lakk muy pétrole muy fuel muy gaz bi malheureusement SAR mënatu la leen a fournir suffisamment donc la mu leen di jox est-ce que duñu ko yokk mu indi yokkum gaz indi yokkum essence muy indi yokkum gasoil loolu yëpp ce sont les Sénégalais lambda ñoom ñoo koy subir ñoom ñoo ci dara sonn mais aujourd'hui jeu de yo-yo boobu nga xam ne am na diggante muy SAR direction générale Petrosen Locafrique et cetera na ko état leeral en envoyant li ñuy woowee les corps de contrôle ñu lijjanti loolu ndax bu ñu waxee marché de gré à gré de 200 milliards mais c'est extrêmement grave